jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. salaamaaleykum mbokk internet jàmm ji info ñoom mbégte kontaan naa la tey ñu ngi fi nga xamante ne tey mooy ndaw yi nga xam ne dañuy yëngu ci mbirum aar ci lu bare bare ñu ngi tey fii jàkkaarloo ak ñoom fas yéene sekk ñoom ay yenn kàddu maa ngi leen nuyu kilifa gi. bu baax ziar nañ la ñu ngi lay nuyu di la fay. tur bi nan la. tur bi Assane Niang. oui. ñu fekk la tey ngeen di yëngu ci mbirum aar tey ñu fekk la yow ngay defal li ngay defal ni li mu doon. lii jéembe la tudd. da maa fekk may décorer quoi. si décoration laa toll nii waaye. liggéey bi ni mu doon doxee ak léegi bi fi pandémie bi ñëwee tey ban gis-gis nga ci am ak ban jàngat. non ba si ñun moom suñu liggéey dafa gàllankoor lu bare parce que nu mu daan doxeetul noonu clients yi ni ñu daan ñëweetuñu noonu gisatuñu si suñu bopp waaw ba Covid bi duggee si dëkk bi ba léegi daal daanaka suñu liggéey lépp a gàllankoor moom wax dëgg yàlla gisatuñu suñu bopp wax dëgg. te ministre bi nga xamante ne moo yor wàllum li nga xamante ne tey mooy mbirum culture tey ban jàngat la ci def ak ban taxawaay la ci am. ministre bi ñun de wax dëgg ministre bi am na ay aide yu mu doon wax mais am na ñoo xam ne nag jot nañu mais ñun boobu gisaguñu suñu bopp fii nag am na ñoo xam ne gis nañu seen bopp am na ñoo xam ne jot nañu seen wàll mais ba léegi ñu ngi toog di xaar quoi ñu ngi toog di xaar di déglu ministre bi comme nee na ñu déglu ko ñu ngi toog di ko xaar di ko déglu rek parce que instant ni moom metti na si ñun ñëpp quoi parce que boo xool fii ay borom kër doo nga fi nekk ay ndaw lañu mais ay borom kër lañu si li ñuy liggéey nii si la ñuy yaakaar yor suñu njaboot jox suñuy njaboot lu ñuy dundee kon bu Covid bi ñëwee ba léegi suñu liggéey métti ñu clients yi daan ñëweetuñu noonu ñu ko daan jëndeetuñ ko noonu ñàkk pexe daal moo ñu si bàyyi ak ñàkk lu ñu def moo ñu tëj ba léegi. waa kay jaajëf xew la waa kay. waa metti rek xanaa metti rek ndax bi pandémie bi commencé ba léegi suñu liggéey bi yëpp dafa arrêté fi ñu toll nii dañuy taqale nii rek mais dara doxatul parce que ñun li ñuy liggéey yëpp bitim réew la jëm gisatuñu ku ñëw jënd si ko amatuñu conteneur yu dem kon ñun affaire bi moom dañoo tënk carrément metti rek la def dañuy góorgóorlu nii rek di kii mais vraiment metti na bu fu metti di yem parce que ku pandémie bi gën a laal rek suñu secteur bi la gën a laal ndax li ñuy liggéey lépp am ci dara loo nga xam ni ci biir réew mi la jëm lépp bitim réew la jëm te dara mënatu fee génn gisatuñu tubaab bu ñëw pour jënd si ko kon boog metti yi ba fu metti di yem daal lañ koy dundee wax dëgg yàlla waaw. ban taxawaay digoon nañ ñu de mais am na ay ñu jot mais li jotul moo ëpp digoon nañ ñi am na benn aide bu ñuy jox mais ñu bëree bëri jotuñu am na ay benn nag yoo nga xam ne ci biir arsenal bi jot nañu mais am na ñu bëree bëri ñoo xam ni majeure partie bi daal jotuñu wax dëgg yàlla waaw ñu ngi koy xaar nag ba xam nan lay def ak ñun waaw maa ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf. moom daal gisatuñu kenn te affaire bi daal métti na méttiwaay boo xam ne moom am na loo xam mënoo ko wax sax waaw ndax ñun tubaab yi la ñuy jaay te xam nga instant yi corona bi moo yàq suñu liggéey te ñun artisan bi moom fi mu toll nii dafa dee ñun moom dañoo rey ba ñu dee moom ñun ñoo ci gën a sonn digoon nañ ñu nag la ñu digoon am nañu jot amagul ñu jot mais bu ñëpp jotoon nag mooy gën waaw bu ñëpp jotoon moom dina xaw a tane sax si ñun mais moom jamono jii ñu nekk moom ak Covid bi moom sonn nañ trop waaw sonn nañ trop wax dëgg yàlla. tey ministre bi nga xamante ne moo yor mbirum aar tey moom ban jàngat la ci def wala yan kàddu yi nga xamante ne tey yéen ñi nga xam ne yéen ñi ciy yëngu la sekk ak yéen. gars yi de ñoom dañ lay wax rek xam nga gars yi moom dañ lay dig te da ngay toog di xaar mënoo leen forcer si li nga xam ne dañ la koy dig foog nga toog xaar leen di leen déglu rek waaw mais mi ngi si xamaana tamit mi ngi si def ay jéego waaye moom ñun moom wax dëgg yàlla gisaguñu dara daal wax dëgg yàlla waaw boobu ak Covid bi moom wax dëgg yàlla sonn nañ torop gisuñu client bu ñu jaay xam nga te lu mu bon da nga daan fortaatu mais léegi mooy loolu ceebu keccax bu normal sax mënatoo ko am waaw affaire yi doy na waar torop daal waaw. tey bu amoon appel booy lancé ki nga xamante ne mooy ministre bi yor culture bi tey lan nga koy wax. mu jàppale ñu rek ñun ay ndaw lañ bëgg dara bëgg a yóbbu Sénégal fu sori rek loolu rek moo ñu tax a jóg leneen taxu ñoo jóg waaw ñun moom yàkkamtiwuñu waaye tamit comme moom moo ñu jiital te bato boo gisee am capitaine te moom mooy suñu njiit moom ñoo ngi ci ginnaawam moom daal nu mën a dimbalee nañu dimbalee noonu ndax ñun tamit wax dëgg yàlla affaire yi moom métti na trop wax dëgg yàlla waaw doy na waar waaw yéen it ñu ngi leen di jaajëf. man maa tudd Mbaye Seck di président village artisanal bii nga nekk
di porte-parole artisan yi département Guédiawaye bépp circonstance nag situation moo koy indi ñaare li ñu tombeel metti na trop metti na parce que dañu maanaam yàlla daf ñu nattoo ñu am ñaar yu ñu victimiser benn bi mooy BRT bi dañ ñu fatt fii fatt ñu fële on a plus ci accès yoo xam si mën nañ fa jaar pour ñëw ñi daan jënd bi ci des pandémie bi ñëw couvrir ko kon day gën a métti loolu mooy détails yi nga xam si ñoo ngi koy subir et comme nag cette jeunesse dañu doon jeunes yoo xam si mooy li ñu soxla ci ñoom à chaque fois ci loolu lañ leen di sensibiliser ñoom ñoo war a defar fi ñu dëkk mais bu dul woon loolu ba léegi mooy loolu boo duggee fii nag déjà am na place yu bari beetuñu c'est difficile de le dire am na boo yoo xam si Maroc lañ demoon fa lañ jaaree dem mbëkk ñenn ils ont réussi ñenn ils ont perdu loolu moom nous le savons tous mais ñooñu tamit ñu jaale waale seen i mbokk di wax ni toujours rek yàgg bawul dara nañu góorgóorlu tey ñi fi nekk di ñu jàppale ñu gën koo def la may wax mooy plan de relance bi nga xam si moom la ñu waxoon ak président génnew na ci benn enveloppe de 25 milliards certes le ministre a fait ce qu'il devait faire génne benn 35 milliards boo xam si ça a suscité beaucoup de personnes parce que ñii dañu jot ñii jotuñu mu indi fi ay frustration indi fi ay polémique bi ci des deuxième tranche bi dañ ko war a entamer mais opérateurs yi ñu àndaloon aussi d'accord je suis d'accord ñun ñoo ne woon nañu jàppale waale entreprises nationaux yi nga xam si ñoo fi nekk pour ñu mën a suqaliku mais nit mënuñoo la jox un projet au-delà d'1 milliard de francs CFA tu n'as pas les capacités de les couvrir dal nañu ci war yi ña jotoon seen i message mënuñu retiré wu y a d'autres problèmes yoo xam si feeñ na ci muy da ngay tudd Samba am sa numéro téléphone ñu envoyé le message bi nga dem tudd fa Mamadou doo mën a jël récupérer sa message kon yooyu yëpp am na ci vraiment daal ce que nous souhaitons mooy ministre moom la ma waxoon ba tey mi ngi ci opérateurs yi dañu góorgóorlu jàppale ko ba ci liggéey mën a continuer ndax gis nga ñu ngi liggéey ñu jot a am dara bariwul 150 000 ñun dañuy am pièce boo xam si tàkkut 150 000 only one benn 150 000 francs CFA mais boo ko dimbali nit ki ndimbal du tuuti wolof na ne teraanga du tuuti ndax luñ la teral nga xeeb ko dañ laa toroxalul lu ñu toll. man nee naa leen ministre bi li mu wax kenn mënu ci teggi dara 25 milliards la 5 milliards yi gën na su jeexee ñoo lancé waat yeneen 5 milliards mais man it li ma jaaxal mooy Sénégalais bi dafa yàkkamti mënoo tëb naan dañ ñu jeex na wala dañ ñu bàyyi wala dañ ñu fàtte non. demeewul noonu mais nit buy joxe te pareegul sañoo da xam ne ko jeexa awuma moom it xam naa ne conscience boobu mi ngi ci moom ki taxaw ñu génne ko en enveloppe de 25 milliards mu ne 5 génn kooku mënul la xëy ni la jeex na ci 5 yi loolu xel nangu ko ñun ñoo yàkkamti que l'on soit patient di ñaan aussi mu gaaw ñu changer les opérateurs là vraiment ñi nga xam si xëy na yeneen organes yi dañ daan def boo dikkee da ngay déposer ñii di retirer mais bu dee ñuy retirer doo nga fa def loolu on doit au moins dépanner les caisses d'avance nga xam ne fu waaye di jaar dikk même bu dee ay points au niveau départemental communaux ñu def ko artisans yi dem retirer li ñu war a am vraiment loolu aussi dinañ remercier boo gisee li tax may daw wax ji souvent on ne peut pas être souvent dans les médias man damay liggéey ak média je suis communicateur je travaille à pas mal de presse moo tax des fois damay bëgg di épargner parce que damay wax ni njiit n'a pas droit à l'erreur soo juumee da ngay juumloo ñëpp et li ñu bëgg daal moo ñoo ngi ñaanaat aussi en même temps le groupement des artisans département de Guédiawaye bi nga xam ne man maa ko yor uniquement pour les intérêts et les avantages des artisans doxoon nañ ci aussi c'est normal ma wax ko ba monsieur le maire Aliou Sall délibéré woon na 6 hectares fii pour les artisans au niveau du conseil promettre nañu un enveloppe tamit de 150 millions de francs CFA boo xam ne waroon nañ ko percevoir mais selon la situation il est appelé à d'autres choses nous sommes d'accord mais nous plaidons toujours pour ce qui est le compte du zone industrielle nga xam ne laajuñu ko il faut muy leer du lu ñu laaj pour moom ko di ko retirer di ko lekk ça fait partie parmi les outils de la commune c'est normal mais bu weer dee ku fa nekk tu payes surface nañ ko réparé bi ci desit mënuñu def plan te woowuñu artisans yi les membres conseil wax leen nii lañ ko souhaité ba bu ëllëgee doo ko defar ba pare ñu naan tuuti na ci ñun wala ëpp na ci ñun ñoo koy remercier et di ko souhaiter bonne chance di ñaanat yàlla encore ci dëkk bi ñuy réfléchissons ensemble pensons ensemble mais réagissons ensemble foofu la dëkk bi toll te kenn ku ne
am conscience ne Sénégal amoo lu ko gën a rëy kon li nga moom le plus cher de toi-même da nga koy jéem a téye di leen ñeex yéen la jeunesse li ngeen def c'est ça waaw parce que yéen a ngi à la recherche parce que li ngeen def ñi ko war a déglu bu ñu ko dégloo def li ñu war a def rek yaakaar naa y aura aucun problème ndax nañ ko def joo dégg nañ ko waxtaanee jooy jiitu je vous remercie et je vous félicite vraiment di ñaanal yàlla seen organe bi ñu gën ko mën a dégg ci kaw a kaw amul benn problème merci. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.